merci beaucoup chers amis internautes de Sen Kaddu ñoo ngi am mbégte ak kontaante di leen joxaat seen nouveau numéro de l'émission doxantu ak sa star donc tey ñu fas yéene leen génneel koo xamante ne nii mën nañ wax ne sax dafa réer ci Sénégal kenn gisatu ko kenn xamul ci lu mu nekk ba tax na Sen Kaddu ne ñoom à chaque fois rek dañuy daal di sopp dugg fu ñu warta dugg fi nga xamante ni foofu mooy tey ci Kader Piscine Nico ñu fas yéene ko tàllal suñu micro nuyu ko d'abord saafonte ak moom bu ko defee rek ñu daal di sëkk ak moom ay laaj ak i tontu jaajëf grand Kader. maa ngi nuyu waa doxantoog Sen Star di nuyu ñiy seetaan sunu kaddu parce que du Sen Kaddu mooy sunu kaddu waaw sunu kaddu mooy Sen Kaddu donc maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu di nuyu sa caméraman. merci beaucoup donc dañuy daal di àddu ci question yi rek question bi ci njëkk mooy tey ji Kader Piscine Nico fu mu nekk fan la nekk exactement. waaw ñu bëri dañu foog ni Kader nekkatul ci culture bi mais maa ngi ci culture bi ba léegi peut-être que télé bi lañ ma dul gis lu bëri mais man sama liggéey art la man art dramatique mooy sama liggéey dama koy jàng di ko jàngale di def mise en scène voilà quoi ci laay nekk def samay projet ba léegi maa ngi ci culture bi jógewu ma ci peut-être que visibilité bi ma doon def ci télé rek laa nekkatul parce que tamit tout lépp loo gis dafa am temps boo ko defee benn instant dafay saturé il faut nga def recul nga defee neneen parce que li ñu naan fi nga wokk foofoo xasan delloo fa sa loxo man d'accord ma foofu xasan na ngay delloo sa loxo après day dagg waaw wala man dama bañoon mu dagg moo tax ma reculer bàyyi mu xasanaat. d'accord donc yàlla bu mu dagg voilà donc dañuy ñëw rek daal di la laaj aussi tey jii est-ce que yow sa absence ci télé yi ba xam ndax doon na loo xamante ni neex na sénégalais yi wala say fan parce que doo génn tamit bégal ay nit ñu ci ànd ak yow saa su ne nga jékki-jékki def benn retire boo xamante ni dafa discret kenn xamul exactement ci loo nekk. waaw gis nga dafa am man duma woykat d'abord il faut que nit ñi xam ni je ne suis pas un chanteur je suis un artiste comédien professionnel man loolu mooy sama liggéey je réitère su ma continué woon di way dañuy naan Kader woykat la te man lii mooy sama liggéey donc à un moment donné je préfère ñu ma taxaw et puis gestion de carrière dafa am loo xam ne da nga koy gérer ba ñu naan waa kii fu mu ne ba mu ñëwaatee sax nga ne nga gëj koo gis mu ñëw ci fëlee ci neneen ba nga jàpp ci présentement man maa ngi télé maa ngi Walfadjri maa ngi def émission boo xam ne sunu art la tudd je parle de tous les arts voilà c'est parce que aussi je suis dans la culture donc damay nekk ci culture bu jóge ci benn affaire boo xam ne bi may gën a nekk jeune mun naa doon wàcc sama baat xam nga waxee comme piscine affaire mais da am âge boo xam ne tamit tu laisses les autres faire après yow nga dem ci leneen quoi donc man pour man loolu la am na âge boo xam ne tolloon naa ci def naa ko mais am na âge boo xam ne da nga koy passé nga def leneen parce que c'est la vie comme ça il faut ngay grow up di dem ci leneen quoi ba ci kaw loolu moo tax je sais ñu ngi ma koy laaj foo nekk foo lii mais maa ngi fi maa ngi ci télé maa ngi def culture xëy na way laa defatul quoi. voilà donc woy boobu noonu la ñuy ñëw yow waxtaan seeg yow lan moo tax defatoo woy bi nga daan def exactement. waaw parce que dañ may jiwaatle ak waykat man du ma waykat. mais ba ngay ñëw ci télé bi loolu nga indaale woon moo tax ñi jàppale la. non bi may ñëw ci télé bi man def naa tour du monde ak théâtre man après lañ ma xam biñ ma xamee ci piscine lañ ma xam mais def naa ay 8 ans presque 10 ans di def tour du monde ci théâtre te kenn xamuma donc loolu mooy sama liggéey ba léegi man loolu laay def léegi boo ñëwee ci télé dañu naan kon yow lii rek ngay def alors que man du loolu rek laay def ensuite maa ngi def émission télé pour les enfants mais je ne suis sama métier du animateur man sama métier artiste la. donc loolu moo tax si bu may def émission des fois doo ma gis damay absenté parce que damay dem tourner wala damay dem jouer ji xam nga su loolu moom mooy sama gagne-pain aussi. ok donc ba tax na tey tournée yooyu ngay dem tamit boo fa demee art nga fay def wala culture musique. non du ma def musique man damay def art dramatique loolu laay def quoi man damay def humour. parce que damay dem di jouer ji Abidjan damay dem di jouer ji Cameroun damay jouer partout si humour. comédie stand up dama koy def dama koy jàngale aussi Africa stand up laa bokk. di ko jàngale foofu donc voilà loolu laay dem defi ji mais ak théâtre. ok defuma musique. ok donc comme que boo demee sur le terrain doo def musique tey jii Sénégal soxla nañ genre yu mel ni yow parce que dañoo gis tout récemment ci fan yi ñu génn ñi nga xamante ne nañ wàllu musique comédie la ñuy def ba seen solin day demee naka sudul noonu yow tey jii nii te yow référence nga ci ñi nga xamante ne dañ doon def musique bi nga xamante ne da doon dundal xale yi muy dindi seen stress et tout ça mais tey dañoo gis beneen facette ñoo xamante ne dañuy ñëw maanaam ba ci comportement bi ak yooyu yëpp tey jii yan kàddu ngay dénk
ñoo di def loolu ak tamit ban kàddu ngay dénk génération bu leen di suivre. Bon, pour d'abord parler de ñooñu ñu ne comédie la ñuy def waaw en fait dafa comique mais defuñu comédie nit ñi ñoo koy jiwaarle comédie musicale du loolu li ñuy def c'est pas parce que da ngay woy nit ñi di ree loolu moo tudd comédie musicale théâtre la boo xoolee dictionnaire wala nga xool culture bu baax bu ñu la nee c'est une comédie musicale mooy du théâtre chanté waaw mais li ñuy def dafa bon day comique rek nii quoi mais c'est pas une comédie musicale. Ensuite ñi nga xam ne nañ koy def gis naa ñuy wax sa ay temps yi waa li nga sol ak li nga kii mais des fois il faut comprendre les gens quoi yow bu fekkee li ngay def di si am xaalis di si dundal sa ndey di si dundal sa baay am na ñu lay bëgg mais bàyyil li yàlla dogal man pour man yàlla moo ko dogal quoi du artiste comme ñun mais artiste la siiw na. nit ñi am na lu ñu koy jox mu ngi si bëggal ndeyam di si bëggal baayam di si bëggal ay andi jaamam nañ ko bàyyi mu gérer léegi quant à col ko bi waaw day déranger parce que dafa am lu xewoon moo tax léegi dañuy regarder trop si col ko mais moom bi ma dégloo interview am defe naa ci conférence de presse am dafa ne moom xaw ma sax lan laa sol sama tailleur moo ma ko jox ma sol ah mais si loolu da ngay comprendre aussi degré d'intelligence am moom quoi nit ñi il faut ñu comprendre bu ñu wàññi ay nit. yàlla mooy jox ku ne façon bu mu ne moom bu sañoon du mel nii mu mel du xam nga mais yàlla moo ko mel noonu nu mu mel di ko am loolu keneen amul am na ñu liggéey ba weer dee amuñu moom lu muy am loolu yàlla moo ko dogal lu yàlla defar nag da nga koy jéem a defaraat da ngay jéem a rek bu naree déborder da ngeen di jéem a sàmm rek man jarul ñu koy saaga parce que man xam naa ko toog naa ak moom ba muy commencé njëlbéen boobu siiwagul laa ko xam xale bu ndaw la invité naa ko Bébé Wolf waxtaan naa ak moom. toog naa ak moom Kër Fallou Dieng ñu toog waxtaan mais da ngay xam ni saay yàlla moo ko may wërsëg bi buñ ko yàqal nañ ko jox mu lekk lu mu war a lekk ci àddunaam kenn du ko yàqal sax parce que yàlla lu mu la jox kenn mënu si dara. dañu wax dëgg quoi mais col ko bi nee na la Michael Jackson la bëggoon def mais Michael Jackson je pense que moom lu mu sol am na ñu ko doon sol fii kenn du leen wax dara lu mu sol noonu am na ñeneen ñu ko xam ne bu ñu ko solal kenn du leen wax dara et puis. moom deful wax na leen ni du loolu lu luñ koy wax deful kii man góob ni sax xelam egg na ci ay affaire de def promotion bon loolu ça m'engage c'est personnel. li ma ko xam moo tax. d'accord donc comme ni ko Kader waxee te il a parfaitement raison nit boo koy jugé da nga koy jugé ci loo ko xamee voilà donc ñoo ngi jaajëfal Kader bu baax a baax di ko laaj rek bon fan yi ñu xaar ko ci ban facette maanaam ñoo ngi ci été. et puis tamit xale yi soxla nañ sa voix voilà donc c'est important aussi nga daal di leen jox rendez-vous boo xamante ni ci micro Sen Kaddu nga leen koy joxee. waaw rendez-vous du moo ko joxe nii parce que en ce moment nii man maa ngi gérer benn camp de vacances boo xamante ni ministère de la culture seeni doom ñoom ñoo fa ne donc man maa ko organisé ak samay ñooñ may xumaan di leen remercier ak Docta ak Ismaïla Cissé bu Pabe Cheikh. Jean Tamba 5e dimension ñun ñooy def ay atelier donc ñu si loolu la ñu ne dañuy jàpp xale yi di leen tàggat di leen defaral parce que il faut développement personnel bi c'est-à-dire ñun la war tey ñun bu ñu bëggee defar ëllëg suñu Sénégal dañuy tàggat xale yi ci équilibre mental ak prise de parole en public ak personnalité c'est-à-dire xale bu amee personnalité dëkk bi am personnalité donc ci ñun ci loolu lañ ne nii waaw am nañ yeneen projet yoo xam ne théâtre la maa ngi monter benn pièce bu tudd le clan du destin c'est une pièce pour les clandestins un clan du destin parce que aussi comme ni ma waxee fii destin yàlla moo koy def quoi ñun def naa ni ci art bi nañu ci gëm yàlla parce que ñun li ñuy def yëpp yàlla moo ko def l'inspiration est divine. waaw donc l'inspiration est divine foofu la ñuy tëjee ak moom donc bu ko defee rek mu daal di ak réew mi fu mu toll tey donc tey ban kàddu ngay dénk waa réew mi. waaw mooy ñu yar xale yi parce que mag ñi jeex na ba pare. bés bu ñu yaree xale yi lu bëri dina dox. waaw parce que je pense que mag ñi pare nañ day parce que indiscipline bi am ci Sénégal. góobu ni dina développer réew. dama lay jox exemple ne boo demee ci bureau nga am fa rendez-vous 8h. mais waa ji ngay ñëw di wut kayit moom midi lay ñëw loolu déjà kañ ngay développer yow tu as perdu 4h moom perdre na 4h yow mi waroon liggéey perdre nga 4h loolu benn exemple la rek ci li ñuy waxee donc dañuy Sénégal nañ discipliné nañ ordonné parce que tamit dama la jox exemple soo jógee Europe nga jël avion bu ñu jël avion dañuy rang dañuy respecter ligne jaune pour joxe suñ carte d'embarquement dañuy respecter pour dugg ci tunnel mais bés bu ñu atterrir Sénégal rek ñu njëkkante lu tax ñuy dem dëkku jàmbur yi di correct di ñëw suñu dëkk di incorrect di indiscipliné je pense que loolu la ñu war a xoolaat xool suñu bopp bàyyi indiscipline bi ñu nekkee
yar suñuy xale tàggat leen aussi si ki ñu doon parce que retour aux valeurs ñu tàggat leen ni kan yéen kan ngeen nit ki bu xamul ku mu doon du fi mu jëm du ko xam tamit waaw loolu mooy sama kàddu en fait. d'accord donc merci beaucoup Kader ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu ko waxee rek émission doxantu ak star sànq dañoo taxaw di waxtaan mu tooñ ma ne ma star kenn la fi ci Sénégal muy Youssou Ndour ñoom sont des artistes donc ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax lan lay tàggatoo. maa leen gërëm di leen sant voilà di wax gars yi bon voilà maa ngi fi daal maa ngi sama coin maa ngi def xëy na nag dina am lu ñëwaat ci kaw mais ba tey maa ngi def. d'accord donc merci beaucoup chers internautes ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey ñamoon na seen beneen nouveau numéro di émission Sen Kaddu ñoo ngi jaajëfal ñëpp ñu koy teewloo di jaajëfal le caméraman Saliou jaa ngeen jëf.